cosaani ci dilona yayta mbamba afuniko lomuta jakarta kalso koñ abin sereda jagana ko ka yewo hamana ko kosna koso yen sayta dakar nan yen baadum faaso yen ir cosaani yen ay koso koso asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk ñuy seetaan fii ci Palor TV ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax di sant di gërëm di leen wax ni wax dëgg yàlla nuyoo bi boo gisee ñu di ko jaarale fi ñu ko daan jaarale mooy di leen fàttale rek nañ fi daan toogee jëlit nuyoo bi di ko jaarale defe nañ ko daan defee di nuyu waa Palor TV téléspectateur Palor TV ñëpp ñu ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ci sa tur ak sa sant waaye di nuyu bu baax a baax ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan aussi ci plateforme yi nga xam ne mooy YouTube wala ci Facebook bi ñoom it ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax di nuyu waa Mbul ni ma ko daan waxee toujours dëkk boo cay dugg ca bunt ba ngay jaar wax dëgg yàlla bu ñu jaaree ci bunt bi jaar ci chef de village jaar nañ ci bunt bi muy Moustapha Diouf ñoo ngi koy nuyu bu baax a baax mook notable yi nga xam ne ñoom la àndal ci liggéey bi. waaye ñu ngi dellu di nuyu imaamu ratib ak naayimam yëpp ñoo ngi leen di nuyu waa Mbul yëpp nag ci mag ak ndaw góor ak jigéen di leen masawu di leen sargal di leen baalu àq tamit ci li nga xam ne moom la ñu génn muy koor gi nga xam ne jàll na ci weeru koor bi nga xam ne ci lañ nekkoon baag si ci koor gi waaye su ko defee di nuyu nag waa xodd ba nga xam ne fa laa jógee ñoom fii ci Mbul di nuyu jël nuyoo bi di ko teg ci loxo loxo chef de village muy Baye Mamadou Seck di ko nuyu di ko ñaanal wérug yaram di ko ñaan yàlla delloo ko sagom waaye di nuyu imam ratib muy Alaaji Ibrahima Seck ak imam Diop Ciss moom itamit ñoo ngi leen di nuyu bu baax jël nuyoo bi teg ko ci seen loxo ñi séddaleel ñu ko ñi nga xam ne ñoo dëkk réew muy mag ak ndaw góor ak jigéen ña ci xodd ba yépp ñoo ngi leen di nuyu di am mbégte di am kontaan ci ñoom di leen baalu àq tamit di leen baal àq ci li nga xam ne weesu nañ ko muy weeru koor wi ñu génne ak koor gi nga xam ne moo ko tëj su ko defee di ko séddal nag notable ya fa nekk yépp tamit waaye dellu siwaat fii nag ci Mbul fii ci Palor TV di nuyu nag directeur bu baax a baax ci taxawaay bi nga xam ne moom la am ci assistance bi vraiment ci engagement bi ci volonté bi nga xam ne toujours moom lay wane ci liggéey bi nga xam ne moom lay def fii ci Palor TV di ko nuyu bu baax di nuyu njabootam waaye di nuyu tamit suñu technicien suñu caméraman Pape Mboup di directeur programme mu Palor TV aussi ñoo ngi koy nuyu bu baax a baax di ko sargal su ko defee suñu nuyoo ñooñu ba noppi dañuy jël kàddu gi nag jàlloo ko ñi nga xam ne ñoom laa daan bokkal émission bi muy ko mel ni Ablaye Gueye ak Khalil Diouf ñoom ñaar ñëpp ñu ngi teew ñu fas yéene dellu siwaat émission ëttu maam bi nga xam ne yéen a ko moom su ma leen joxee ñu dool seeni nuyoo ba pare ñu dellu si waat ci plateau bi war a andi nag waxtaan wi nga xam ne moom lañ leen andil tey ci Palor TV kon su ko defee damay jaare ci sama ca ndeyjoor comme Ablaye fa féete ndax dañuy wax ne suma yub naa alal yusra comme moom laay jox mu nuyoo si nuyoo ba pare ñu jox Khalil Diouf moom itamit mu jottali nuyoo ñu doog a tàmbali ci waxtaan wi kon aleykum Ablaye. waaleykum salaam wa rahmatullah Mame Mbaye Seck ñu ngi leen nuyu di la jox sa wàccuwaay bu baax a baax di nuyu ñi nga xam ne ñooy seetaan seen chaîne bii di Palor TV yëpp fu waay mënti nekk rek ngay dégg suñu kàddu ñu ngi leen nuyu di la jox sa wàccuwaay bu baax a baax a baax di la baalu àq itam waaw ndax yi ñu jógee muy weeru koor gi ak émission yi fi jote weesu yëpp lépp loo xam ne am na ci rëcc-rëcc wala yéene bu yées la ñu yéene woon ñu ngi koy baalu ñëpp xam di ñaan rek yàlla gën ñu may fasax may ñu leeru dënd ba li ñu am yéene di ko jàllale ñi nga xam ne ñooy suñuy téléspectateur muy nekk benn vérité boo xam ne dina leen jëriñ ñi nga xam ne ñoom la ñu am di nuyu comme ni nga ko waxee léegi rek suñu maam Khalil dama bëggoon nga njëkkee ci moom su ko defee samay njuumte bañ a bëri lool wante di nuyu caméraman yeeg directeur ñi nga xam ne ñooy liggéey ci télé bi yëpp muy ci wàllu diine ci wàllu politique ak wàllu bu mu mënti doon ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax
delluwaat rek ci suñu dëkkaan yi di nuyu suñu kilifa yi muy imam yi muy chef de village yi muy soppe yi yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen bu ziare bu baax a baax a baax di ñaan rek liñ fas yéene dëkkalaat tey ji mu nekkaat loo xam ne beneen njëriñ lay nekkaat mu nekk échange entre ñun ak askan wi di ko xaar rek ci kanam di la jaajëfal bu baax aussi Mame Mbaye bien vrai que géej nañ fi mais en tout cas xol yaa ngi gisee te communication bi aussi dakkul loolu moo ëppoon solo donc sant nañ la bu baax a baax ci taxawaay bi di nuyu war di beralaat ngërëm bu baax sama maam Khalil aussi ak ñi nga xam ne ñooy seetaan yëpp salaamaaleykum wa rahmatullah xam naa ba ci kanam incha allah. jërëjëf Ablaye macha allah nuyoo bi matale na te rafet na yaakaar naa ni nga ko waxee rek noonu la demee ñun soo gisee ñuy def lii luñ ci jublu rek mooy loo xam ne day jëmale suñu gox bi kanam suñu téléspectateurs yi kenn ku ci nekk la nga bëgg mu ñu fekk la fa nga nekk andil la ko te doo bouger loolu moo waral ñu dellu siwaat andil leen émission bi kon su ko defee dañuy jox Khalil Diouf moom it ni ma koy waxee di bokk ci maam yi doon it l'initiateur de émission ëttu maam muy Khalil Diouf moom it tamit di ko vraiment am xalaat am ay màcc lool ci wàll googu nga xam ne bari na sax ñoo xam ne fu ñu ma gis rek dañ ma koy laaj ndax pertinence am ci émission bii nga xam ne mooy émission ëttu maam kon na bàyyi leen ak Khalil ngeen nuyoog moom Khalil asalaamaaleykum. maa ngi leen di nuyu yéen ñu bàyyi ñëpp di nuyu waa Mbul yëpp di wax nag alhamdulilah di sant yàlla ndax ci koor la ñu jóge yàlla may ñu ci kàttanam ñu woor ko ba génn ci jàmm alhamdulilahi rabbil alamin maa ngi bàllu ñëpp baal naa ñëpp di jaale tamit samay mbokk yi sama waa kër maam maa ngi jaale bu baax sama waa kër maam ci tiis bi daal seen kaw fan yi sama maam kenn suñu jarbaat boobu nga xam ne suñu doom boobu nga xam ne génn àddina keroog ñu ñaan yàlla yàlla na ko yàlla yërëm yàlla na ko yàlla xare aljanna yàlla na mottale ndawam aljanna yàlla may ñu ñun ñii ñu yàgg ci gannaawam yàgg koo ñaanal émission bi nag Mbaye ñëwaat na ñun ñëwaat nañu tey pour wan leen ne danañu delloo fa woon jéem yëkkatiwaat mu gën a jóg ndax lu mu gën a jógee rek yaakaar naa suñu xol yi dafay gën a sedd parce que yéen yi dafay gën a jege pour saa mu mën kon yàlla ñu may loolu gannaaw yàlla kàttan nañu ba heure bii tey ji ñu ñëw gërëm leen namoon tekk yéen maa ngi gërëm tamit waa panel bi ñoom ñëpp yal na yàlla defal leen jàmm maa ngi leen di baalu ñoom ñëpp ñoom hélas ak ñoom kii ñoom ñëpp daal ku lim rek da ngay juum tey baalu ñëpp vraiment seen liggéey rafet na trop ñun la ñuy wax mais ñoom tamit li ñuy def nit ñi gisuñu ko mais ñun ñu ngi koy yëg ci fi ñu toog saa su ne kon maa ngi leen di ziare yéen ñëpp kenn ku ne jox naa la sa wàccuwaay di ñaan yàlla tamit mu may ñu tey ñu waxtaan ci jàmm mu jeex ci jàmm ku ci nekk jariñoo kenn matul nag waaye ñu jéggal ñu sax li ñu bëgg a wax te mu nekk ay njuumte balaa ñu faa yegg Mbaye kàddu gaa noonu ba sa kanam. jërëjëf Khalil gàcc ngalaama wax ji macha allah rafet na te tege na fa mu war a tege ndax li nga wax rek moo ci nekk ndax soo gisee lu mel nii am ñu tàmbali woon liggéey boo xam ne ñu bari dañ ci doon gis seen bopp ci wàllu tund wi nga xam ne mooy suñu commune Kër Moussa ñu def ci liggéey boo xam ne wax dëgg yàlla bi émission ëttu maam di ñëw dafa amoon amoon na objectif naam mais dañ ko tegoon ci ay critères tegoon ko ci ay sujet ak thème ak texte yoo xam ne yemul woon ci wàllu politique rek waaye dañu jëloon la nga xam ne mooy vie sociale entière moo xam muy social moo xam muy politique moo xam muy développement moo xam muy culture moo xam muy sport moo xam lu mu ci mën a doon rek ñu fas yéenoon yéene andi ko fii ci ëttu maam waxtaan ci ak suñu population yàlla def nag ñu dem jamono ci gannaaw mu tolloog événement élection locale yi vraiment mu tolloon loo xam ne mënut a ñàkk ñu mën a jox nit ñi ay information ay exclusivité yoo xam ne lii xew ci suñu tund wi ci wàllu politique ñu mën leen ko fësal je pense que def nañ ci liggéey bu mucc ayib boo xam ne ñu bari ñu ngi koy rafetlu kon loolu sant yàlla la ñu amoon nag dem ba mu yàgg mu am benn mbir mu fi jaar ndax dinañu wax ne nattu yàlla moo koy tegee waaye su la ko tegee sabab yi teggi nattu ba nit ki moo koy defal boppam ci loolu nag la ñu nekkoon nga xam ne jamono ci gannaaw
ku ne xam na am na lu fi jaaroon loolu nattu lañ ko mën a tuddee ñoo xam ne xëy na loolu jaar na fi ñu am benn stand ba ay xale yàq dara ci bagage yi vraiment ñu nekk ci taxawaay boobu di ci dox di ci wax ba yàlla dogal ñu installé waat li nga xam ne mooy lépp li ñu xam ne amoon rëq-rëq ba loolu amee nag ñu jàppoon tey ne dañu war a ñëw nag tàmbaliwaat émission ëttu maam ni ñu koy tàmbalee nag duñ ko wutal invitation amul invité mais ña ko xam ne mooy équipe bii nga gis nii ñu ànd ñu ne dañuy ñëwaat pour nuyonte ak suñuy téléspectateurs waxtaan ak ñoom fàttali leen ne ñun ak yéen la booba ba léegi te ñun ak yéen lay doon ba fawu incha allah su ko defee dañ leen di andi lan muy nuyonte ak yéen waaye wax leen li nga xam ne moo ñu gàllankooroon waaye wax leen li nga xam ne moom yéen ñu soxla yéen ngeen wax ñu lan mooy seen xalaat ci Palor TV ak ni muy doxee ak naka ngeen ko gisee yooyu yëpp ci kanam tuuti incha allah dinañ ci gën a yaatal gën cee xuus su ko defee mu gën a yaatu ba ñëpp bokk ci loolu daal mooy li nga xam ne moom la ñu war a tàmbale su ko defee damay bàyyiwaat kàddu bi ak Ablaye comme fa laa dale woon ma déparaat foofu su ko defee moom it mu tàbbal ay kàddoom ci loolu nga xam ne mooy tàmbali bi ñu tàmbaliwaat émission bi bu noppee ñu delloo Xalil kàddu bi moom it mu dolli ci tàmbali gi nga xam ne moom lañu tàmbaliwaat émission bi ay xalaatam su ko defee ñu partagé ko ak ñu ñuy seetaan kon Ablaye ñu bàyyi laa kàddu gi yow tamit nga avancé ak moom. jërëjëf merci beaucoup Mame Mbaye ci leeral yooyu nga andi am na solo trop ndax laata maa xuus foofu sax comme ni ko Mame Khalil waxee sànq ñu dellu di jaalewaat képp koo xam ne rek yàlla dogal na mu jiitu ci fan yi ñu génn te xaw na bëri nag ci secteur bi fu nekk yaa ngi ko fay dégg mbul ximeen feneen ak feneen kaayal amaan na metti na trop léeg-léeg sax ñenn ñi dem ba xaw a saalit mais damay wax ni rek l'essentiel mooy nañu yàlla may rek ñu dese suñu pas-pas defe naa ni loolu moo ëpp solo boo ñàkkee sa nit ak lu mu metti metti rek da ngay delluwaat rek nga xam ne kala ko joxoon nag mooy jëlaat ak situation nu mu mënti demee itam nay xam ni maanaam ak lu yàlla may nit xam-xam am na foo xam ne nit àggugu fa rocc ruux ci yaramu nit jàpp nañ ni loolu moom bu amee rek dafa fekk ne yàlla dogal na ne kooku fa la war a yem te foofu lañ koy delloo rek mooy tax ñi am ñu leen di mun a muñee loolu ak lu mu metti metti muñ gi amaana yiw yi ci lay dellu donc ñu muñee ko noonu di sant yàlla bu baax ndax moom moo ko sañ ndax moo ñu moom ñun ñëpp donc ñuy masowaat ñëpp ndax foo tulle rek boo xoolee ci nit da nga xam ne diis bi mu ngi des ci ñoom ba léegi bëri na nag wante lépp ci moom la aju donc noonu lañ koy santee rek di wax ne rek ñu ngi masawu ñëpp tey jaale ñëpp ci suñu kàddu yóbbaale kàddu ñëpp di ñaan nag yàlla yeesal njéggal ak yërmande ci ñi nga xam ne ñoo ñu jiitu bu delloo ci émission bi nag muy émission ëttu maam comme ni mu ko waxee sànq suñu maam Khalil bi moo nekkoon l'initiateur mu émission bi xam ngeen yaakaar naa def ngeen benn ba ñaari émission ma door a ñëw su ma fàttali ko bu wax émission bi moom njëkk def ak yéen boobu ñu ngi ko defee woon ci ëttu ba sax boobu yaakaar naa mooy dëgg-dëgg ëttu maam waaye bii moom defe naa ne Saalum maam la wala waaw muy noonu muy noonu boobu boo seetloo ñu ngi doon waxtaanee ci li jëm ci cadre éducation ñuy wax ci wàllu njàng ci daara yi ba ci école yi na ko mag ñi daan defee démb ak ba ni ko jamono andee ñu doon ci waxtaan defoon ci waxtaan bu am solo ak professeur Aliou Faye ñu koy nuyu de passage ñu gis am na yeneen thèmes yoo xam ne andi nañ ko fi ba ni nga xam ne ni nga ko waxee noonu la politique bu jugee ñu jël aussi volet boobu parce que jamono jooju askan wi information boobu moom lañ gënoon soxla donc c'était normal émission ëttu maam en tant que émission boo xam ne dafa boot lu bëree bëri mu jox askan wi information bi nga xam ne moom la ñuy xaar présenter leen ñi nga xam ne ñoo bokk ci seen njaboot fas yéene leen jiite donc loolu moo waral ëttu maam jëloon temps bu bëree bëri ci biir élection yi wees na nag duñ ne comme niñ ko waxee politique du métier donc ñun duñu def suñu émission politique parce que li ñu jàpp ne mooy suñu métier ci fi ñu ko mën a waxee fii mooy servir suñu communauté donc booy servir sa communauté doo am limite ci niñ ko mën a jàppee parce que bu fekkee ne da ngay informer rek
am na koo xam ne problème moom mu ngi aju ci wàllu suuf, am na koo xam ne problème moom mu ngi aju ci wàllu ndox, am na koo xam ne wàllu këyit, am na koo xam ne leneen ak leneen. Donc émission bi dafay laal loolu yëpp. Bu fekkente ne am na ci wàllu politique aussi dañuy jëm ci politique bu jëli ko fa, donc dañ ci demee sans limite sans gêne aussi, parce que ak lu mën di xew rek ñun buñ fi toogoon doon wax te kenn seetaanul, yaakaar naa dinañ dawal ñaari semaine ñu ne nañu arrêté parce que kenn seetaanul. Mais boo demee bay wax ngay génn feneen di am ay écho, ngay am courage di développer, c'est parce que am na ñu lay seetaan. Bien vrai que interprétation yi du bokk, parce que kii dina gisee positivement kii gisee négativement, ñooñu ñëpp nag yow ci sa jëmmi bopp da nga war a jël ñaar yëpp muy ñun. Lu tax parce que ñoom ki gisee négativement peut-être am na ay éléments yu ko permettre mu am benn résultat bu négatif, kooku nag la mu lay critiquer wala la mu lay dolli yow da nga koy jël pour dolloo ko. Su ko defee sa mission à chaque instant da ngay gis ni yaa ngi yokk ndànk-ndànk. Ki nga xam ne dafa gis lu baax aussi ba mu apprécier positivement, loolu da nga koy jël nga jéem a ajouter, jéem a génn andi performance ci sa liggéey. Donc ci loolu nag la ñuy sant képp koo xam ne rek yaa ngi safoo Palo TV, moo xam ngay gis lu la neex moo xam ngay gis lu la naxari. En tout cas suñu yéene mooy ñu servir suñu communauté, donc ci logique boobu rek la ñuy demee di wax bu nekk ñu ngi fi xaar nag que mu nekk leader politique, que mu nekk homme de culture, homme religieux, ak ku mu mënti doon rek defe nañ ni fii am nga fi place. Parce que fii kàddu boo fi wax dafay dem directement ci askan wi nga xam ne soit yaa leen yilif soit nga am fa benn baat. Donc booy wax ak ñoom fii am nga ci place boo xam ne mën nga wax ak ñoom directement sa message jàll. Donc loolu mooy njëriñu émission bi. sànq nag am nañu yeneen bët yoo xam ne fa la ñu jëm, wante pour loolu mën a réussir dëgg-dëgg il va falloir que mu am benn interconnexion entre ñun ak ñi nga xam ne ñoom la ñuy waxal mooy askan bi. Su ko defee ñoom aussi ñu dugg joxe seen xalaat wax nañu gisee mbir yi, maanaam duñu dàkk gis naa nangam ak nangam comme fay la nga cité ko. Su ko defee ñun bu ñu xamee ne li nga wax ni c'est logique daañu delluwaat ci suñu base jéem a rectifier loolu. Bu fekkente ne gis nga fi lu baax aussi boo ko souligner dañu la ciy sant ba noppi jéem a xool naka la ñuy defee ba loolu mu gën a yokku, ndax loolu mooy njëriñu liggéey yi. Di aar ci wàllu xal ak xalaat servir ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan, ak di ñaan rek maam aussi ci dafa barke ndax am na fi ba noppi, ndax fa ñu fekk woon maam mi yor ko ba léegi yàlla moo dogal ñoom ñu ngi fi ba tey te affaire yi di gën a jëm kanam. Di ñaan rek yàlla gën a barkeel incha allah. jërëjëf Ablaye, wax dëgg yàlla développement bi nga def fii ci waxtaan bi vraiment dafa am solo. Ba tey su yeboon dama naan li jaroon na wax sax yëpp wax nga ko, waaye comme li ñu fi andi mooy comme ni nga ko waxee fexe ba am communication suñu diggante ak population wu Kër Moussa bi commune Kër Moussa bi nga xam ne fi la ñu yàlla boole. Mais yàlla def tamit ñu yor fi loo xam ne mën na générer ñëpp, boole ñëpp, ànd ak ñëpp ci kaw kenn ku ci nekk la nga yëngu wala la nga xam wala na nga mel muy lu baax ñu mën ko jël andi ko Palo TV ñëpp mën ko jariñoo. Yàlla def ñu taxaw ci loolu kon duñ ci am xàjj ak seen, dañ ciy tëdd njaaxaanaay ndax loolu mooy waral ñu mën a am résultat bu defe naa ne te loolu defe naa ñu ngi koy am boobaak léegi te yàlla bu mu dagg. Kon su ko defee damay bàyyi Khalil moom tamit mu dem def développement am ci anam boobu nga xam ne moom la ñu ñëw ubbiwaat tey ëttu maam ci bisu tey bii nga xam ne samedi la di 14 mai 2022. Kon Khalil ñu bàyyi la nga développé foofu. waaw li may développé mooy comme ni ko Ablaye Gueye waxee sànq loolu mooy li am, parce que émission bi commencé woon nañ ko bu yàgg tuddee ko ëttu maam. Dama ciy delluwaat ëtt bi ñu waxee ba pare parce que day dox ci actualité, maanaam li xew parce que comme que def nga ko ëtt léegi ñëpp dañuy am soxla ci ëtt boobu, mais nit ñi bokkuñu soxla. Gannaaw mënoo dabe ñëpp da ngay def li nga mën nag pour nga jàpp ko léegi il faut nga dem ci li xew, li wa àdduna bi di bàyyi xel. Dañuy xëy rek dara ne kët ne jon rek mu daanu suñu kaw, léegi ñëpp taxaw seetlu ci loolu. Su boobaa day laaj nit ñi di communiquer. Léegi communication boobu looluy taqale nit ñi moo waral ñu créer émission bi tuddee ko ëttu maam. Ëttu maam moo mooy loo xam ne lépp a ngi ci. Buñ ne lépp a ngi ci nag dañuy tànn rek yi nga xam ne yaakaar nañ ne moo gën ci nit ñi, parce que ñun fi ñu toog nii ñun
mën nañ koo tuddee ne ñun dañuy jàngal nit ñi mais ñun tamit dañuy am lu ñuy jàngee ci nit ñi parce que chaque émission bu jeexee da nga génn ci nit ñi di xam jàng man li ma doon def démb ak li ma doon wax lan la ci nit ñi nga koy xamee xam nga boo déggee ñu ne la nii ngay defaroo boo ñëwee nga defaat noonu kon émission bi lu mel noonu moo ko tax a jóg te wax dëgg yàlla bi ñu commencé ba léegi sant yàlla am na ñoo xam ne ñu ngi ñuy wax defaraat leen toogaay yi mais am na beneen pour am lu ñuy wax parce que ñooñu tamit dañ naan baax na rek xëy na nag baax na mais ñenn tamit wax nañu dëgg defaru mënta ñàkk kon comme que dañuy doog a door ñu ñëw ba fii léegi ñu amoon arrêt ci affaire koor geeg yooyu téye woon ñu léegi ñu war a ñëwaat dañuy ñëwaat aussi mais dañuy continuer même ëttu maam mais la ma leen waxoon rek mën nañ cee indi lu ne maanaam lu taxaw ñu xam ne li war nañ ko mën a partager ak nit ñi ci li gën de laa wax loolu la ñuy jéem a def saa su ne di jéem a tab seen bànneel ci émission bi ñun tamit ñu ngi kontaan trop ci ni ngeen di participer muy ci wàllu politique beeg ci wàllu culture beeg ci wàllu social beeg lépp loo xam ne wax nañ ko fii rek boo ubbee ligne bi da ngay daal di gis ne yàq nit ñi yéen a ngi bokk même ligne ci ci kay say temps yooyu te loolu lañ ci jublu woon mu bari nag mu tuuti lépp bu dee ñaari bis sax ñu ngi koy jëfee kon loolu yàlla na jëm kanam. macha allah Khalil wax dëgg yàlla li nga développé noonu da ñu delluwaat sax ci ëttu maam démb ndax loolu moo ko taxoon a jóg Ablaye junj na ko léegi ñu def ay émissions yi ci facette bu ne tey jii foofu ñu jaar ba fii ñu agsi tey permettre nañu ci sur le plan démographique ñu xam lu bari ci tundu séeréer ci wàllu suuf si ci wàllu usines yi fi nekk ci wàllu nangam loo xam ne grâce à Palor TV nit ñi xam ne loolu mu ngi fi nii lay doxee ñu amaat ay ressources naturelles wala humaines yoo xam ne ñu ngi ci tund wi ñu bari xamuñu leen woon mais à cause de Palor TV ñu dem découvrir nit ñooñu andi leen fii ci Palor TV ñu étaler fi seen xam-xam wax lu bari ci tund bi loo xam ne nit ñi dañ naan ndeke lii mu ngi ci tund bi ndeke kii am na fi yooyu Palor TV ci lancé boobu la nekk ba tey ñu toll ci même ci wàll gi nga xam ne fa la ñu jëm mooy lu mel noonu muy petite et moyenne entreprise yi nga xam ne nit ñi war nañu jublu ci yu mel noonu war di def ay formation war di xam lan moo xew war di formaliser wu di bañ ñu bett ñu yooyu yëpp Palor TV pare na pour andi ay nit ñoo xam ne kenn ku ci nekk danañu wax ci xam-xam nan la nit ñi di def ba formé wu ba jóge ci informel dem ci formel nan la nit ñi di def ba bu ñu formé wu ba pare fan la ñu mën a jaar ba am que ça soit ay financement la wala ay moyen de bord la yoo xam ne mën nañu koo liggéeyee yooyu yëpp Palor TV pare na pour taxaw ci même ni ma ko waxee léegi ci wàllu culture moo xam développement social économie histoire tout ça Palor TV dafa pare pour dox ci sens boobu ni mu koy defee nag mooy bu ngeen seetlee ñëwaat na bu ngeen seetloo léegi bande bi ci suuf daf lay jox kàddu askan wi kàddu askan woowu nag ñun ci la ñuy déglu après jël ko jotteewaat ko askan wi ndax def naa noonu la ko Ablaye waxee léegi mu doon loo xam ne nit ki daf ne quand tu fais quelque chose pour moi et sans moi ça se fait contre moi ñu bëgg nag ñun lépp loo xam ne dañ koy def pour yéen dañ ciy boole gi mooy vitre bu toll ni Palor TV la ñuy andi ñu andi ay nit ñu am xam-xam ci anam ba nga xam ne moom la ñu bëgg a waxtaane ñu wax ci ak nit ñi ba ñu xam ne lii kat ñoo ko moom te boole nañ ñu ci bu ko defee loolu ñu fas yéene ko yaatal nag ci élite politique bi ci élite notable bi ci élite moo xam notaires yi autoritaires yi ba ci personnes yi nga xam ne sax xëy na vulnérable lañ leen di wax xëy na koo xam ne dañu jàpp ne tekkiwoo dara mais ñi ki tekkiwul dara moom mën naa ne amul mais ci waxin ñun xeebuñu xalaatu kenn bu boobaa buñ ci àggee képp koo xam ne war nañu mën a jokkoo ak yow Palor TV am na ay bunt yoo xam ne fa nga war a mën a jaaree muy ci am na numéro yoo xam ne dañ koy joxe ñun ñett ñi nga gis ñëpp kenn ku ci nekk sa numéro lu jar la ñu population yi ñu koy am ngir mën di ñu dimbali ci ay xam-xam di ñu jàngal di ñu yee ñu ñëw di yeetante ak yéen ak numéro Elage muy directeur wala directeur programme yëpp dinañ ko affiché incha allah nga xam ne képp koo xam ne bëgg nga am accès ci Palor TV nga jaar ci numéro yooyu dana gën a am facilité pour que ñu mën di jokkoo ak Palor TV saa su ngeen ko bëggee
incha allah su ko defee ma bàyyiwaat Ablaye moom it mu développé waat ci waxtaan bi ba ci kanam ñu ñëwaat incha allah. waaw jërëjëf maam comme ni nga ko waxee sànq rek li ëpp solo mooy échange bi nga xam ne moom la ñu war a am entre ñun ak askan wi boo gisee ñuy wax loolu mooy ki nga xam ne moom la yàlla nattoog muy toog ci kanamu écran du caaginu dafa jàng li ñeneen jàngul wala dafa xam lu ñeneen xam wala daf leen ëpp fasaaxa wala nangam mais maanaam moom la yàlla nattoo mu toog ci kanamu écran bi donc kooku ak lu mën di xew rek booy wax xamal ni yaa ngi wax ak ku la mag yaa ngi wax ak ku la mat kilifa yaa ngi wax ak ku la ëpp xam-xam yaa ngi wax et cetera donc yooyu yëpp boo koy dajale na nga xam ne ak loo mënti fàggu ci xam-xam wala ci xalaat rek da nga xam ne du doy kon nag manque yooyu di manque yi sew si war yooyu ñi nga xam ne ñoo lay seetaan soit ñoo lay jéggal yenn rëcc-rëccati soit ñoom ñoo partagé ak yow pour di la mëttale ci yenn yi loolu mooy waral thème bii nga xam ne andi nañ ko tey muy kàddu askan wi dafa am solo ci kaw aussi liñ ci mën a dégg ci kàddu askan wi mooy maanaam boo newoon automam tey ji leen boo doon def analyse lu ñu gën a waxtaanee amaan na dina leen ci cadre politique la ñu gën a waxtaanee mais bu fekkee ne dañu gën a waxtaanee ci cadre politique c'est pas parce que politiciens ñoo ñu gën a neex ba ñoom la ñu gën a invité c'est parce que dañuy jàpp ne ñoom ñoo dem dagaan baatu askan wi nga xam ne nit ñu ngi ko doon sonn ay ati at donc ki nga xam ne mooy ñëw ba benn jamono ñu ne tànn jotaat na nañu dem tànni kooku war nañ ko tàcc kanam askan wi ñu koy laaj muy tontu ba askan wi xam ne kii ñu bëgg a dénk de wala ki ñu dénkoon mooy diw mii loolu moo waral boo si defee temps bu bëree bëri dafay jaadu dafa la ko pour homme politique bi mais da nga koy def pour askan wi nga xam ne moom moo war a tànn te noonu lañ ko war a defee aussi bu fekkee ni ci cadre culture lañ jëm comme am na ñenn ñoo xam ne jaar nañ fii mais peut-être askan wi am nañu des hommes de culture yoo xam ne bëgg nañu ñu invité leen ci Paloor TV alors que ñun à notre niveau peut-être du ñu am yenn information yi su ko defee dina baax nit dugg fi wax diw sàngam de wala personnage sàngam wala am na benn connaissance bu ma xam ci cadre culture jàpp naa ne bu ngeen ko invité woon ci cadre culture doon na ci am njëriñ pour askan wi mu dem ci cadre sport aussi dem ci cadre religion parce que am na ñoo xam ne dañuy am ay échos yi souvent mais fan ngay jaar wala personnage boobu kan la ba nga mën ko andi fii askan wi jëriñoo ko des fois da ngay am problème boobu donc personnage yooyu yëpp bu nit ñi du duggee nañu wax aussi ñan la ñu bëgg ñu invité leen ci yan domaine la ñu bëgg ñu invité leen yooyu yëpp dafay am solo maanaam ñoom ñu joxe seen xalaat parce que ñoom ci mbir bi lañu bokk yaa ko wax léegi booy def dara te booloo ma ci dafay mel da ngay wiiri rek mais contre mën nga koy def te loolu mooy li nga xam ne moo ciy dëgg beneen bi moo aussi mooy ñun dañu toog di wax par rapport ak suñu xalaat wala par rapport ak li ñu jot a xam mais ci interprétation des fois nga wax benn baat nit mën na ko interpréter ni nga ko waxee bien sûr sens bi du changé mais dina ci génne importance boo xam ne yow mi koy wax te doo ko gis donc moom bu duggee mu jàngatal la émission bi naka la ko gisee ban analyse ban angle la koy faral di analyser soo ko defee yow à chaque instant da ngay xam yan xeetu nit ñoo may faral di déglu ci ban angle su ma bëggee sama message passé fan laa ko war a gën a jàllale pour mu gën a gaaw donc yow échange boobu yëpp dafay am solo moo taxoon ma doon def signe sànq directeur programme peut-être bu ñu teeloon ubbi ligne bi nga xam ne échange boobu noonu dina teel a commencer loolu mooy li nga xam ne pour man mooy ëpp solo tey jii parce que ak lu wax ju bëri yëpp ñun askan wi la ñuy waxal donc ñoom moom kàddu gi te leneen li mooy buñ fi toogee di wax aussi maanaam mën nañu am limite ci yenn yi mais du ñu am gêne mooy amul benn invité bu ñu fiy invité maanaam ñu am complexe laaj la li nga xam ne moom la askan wi laaj waaw loolu li koy waral nag mooy maanaam am na benn légitimité boo xam ne peut-être askan wi jox nañ ñu ko te loolu nag la ñuy ñaan yàlla di ñu ci dimbali ba ñu bañ a laal ak dara loo xam ne dina waral bu ëllëgee nga taaj fi nit ñi bëgg a xam ci moom foofu nga koy laaj ba naan donc ñu ngi ci muslu bu baax en tout cas li ñuy ñaan daal mooy lépp loo xam ne askan wi soxla nañ ci xam ñu dem ci ba ci kanam duñ ci baaraam loolu mooy suñu mébét te moom la ñuy ñaan incha allah xam naa rek mu ngi noonu. kon ni mu ko waxee dafay jaadu ndax ki ngay waxal di ko may baat mu di la tontu dana neexal waxtaan kon dañuy delloo Xalil kàddu gi bu defee développement am foofu ñu ubbi jox nag askan wi nga xam ne ñoom la ñuy waxal
ndax waxtaan wi mën a neex ñoom ñu mën ñu wax ñu bu ko defee après ñu nit ñu tontu joxaat leen ñu échanger daal kon Khalil dañ lay bàyyi foofu nga defaat beneen développement après ñu doog a ubbi ligne bi nag dégluwante ak sa askanu commune Kër Moussa incha allah. waaw développement bi may amaat bi yow de danaa gën naa mais léegi dugg léegi waxtaan loolu il faut du ñàkk ñun ñu dugg ci loolu ñu xuus ci tuuti parce que dafa am ñoo xam ne avant lii yëpp jaar nañu fi parce que tey kàddu askan bi la ñuy wax jaar nañ fi expliqué kenn ku ne wax loo mun yëpp nga wax ko janoog nit ñi la ñu waxoon dem nañu ñu ngi fi toogee woon rek mais léegi affaire bi nekkatul sax ci politiciens yi dañuy muuroo rek mais ñooñu gën a sonn àdduna bi moo tas nit ñi dañoo sonn partout la nag parce que àdduna bi léegi ci kaw la jaxasoo te ñun dañoo bokk yàlla dafa def ñu bokk ci nekk ci suuf band yaa ngi poñante ci kaw ñun ñu toog ci suuf ci xeer la ñuy xeexee xeer yaa ngi dal suñu kaw amuñu benn couverture loolu mooy lan mooy ñi nga xam ne dañoo bëgg àdduna doxee lu mu leen neexee ñoo am seen problème di ko lijjanti te fexe nañu ba imposé ñu système boo xam ne loolu saa yu amee ñun ñooy nekk mauvais perdant yi parce que ñoom ci ñun la ñuy dundee kon bu tolloo foofu ñu nit war nañu amee beneen gisin ginnaaw ñoom dañ daan takk jaam ba léegi neneen lañ koy defee ñun nañu jéem a réussir leneen te mooy comme ni ñuy def nii ci la bokk di jéem a waxtaan di jéem a kenn ku ne li ci sa bopp bu ko xeeb wax ko parce que fii bari na ñoo xam ne li Ablaye Gueye wax sànq ñun ñu ngi am problème mu ban personnage la ñuy indi fii pour éviter waxtaan ak moom da nga koy xalaat bekki mais saa yoo demee ci benn place am na ñu fa nekk boo waxee ak ñoom ñu wax la loo xam ne yow mosoo ko woon a xalaat maanaam ci ñoom la ñuy jàngee ñun ci li ñuy wax dañ koy andi fii rek mais mi ngi ci ñoom loolu ci ñoom dañu am courage tamit li ñuy def nii du suñu métier quoi mais àdduna bi dafa am fu mu toll laaj lii parce que lii boo ci dugg li ci sa njaboot dugg ci mënoo ci dara parce que loo xam ne yen nañu ko ba pare te ñun li ma wax sànq rek loolu moo ñu dal ay handicap la ñu amuñu doole léegi suñu doole mooy ñu jéem a booloo ci xel ci doole ci jëf ci waxit ak bu mu mën a doon mais bi gën a baax mooy bi gën a rafet ñu fexe bi diggante yi di rafet wor yi ñu wàññi ko xam nga bañante bi ñu wàññi ko siisante bi doo comprendre wax ci kii wax ci leneen ñun mën nañu xalaat yeneen donte ko nag mënul ñàkk parce que nekk na xewit àdduna bi moo sàgganu mbay àdduna bi moo sàgganu soo bëggee dégg bis bu yàlla sàkk nga dégg loo xam ne lu raw sa nopp la te ci kanam rek la jëm parce que à chaque instant événement yaa ngi ñëw te événement bu ñëw da nga naan kii mooy vague bi gën a bon jamono jooju la ñu toll tey lépp mel ne tulleeg màlle dem ba sax yow boo nitee sax nga am complexe wane ne man nit laa li nga gëm nga am complexe wane ne man lii laa gëm jamono foofu la toll tey ñëpp di pëcc xondoo kenn mënatuñoo dund ni suñu maam yi doon dundee mënul ne mais xam nga lan la li xew ci àdduna bi tey par force ñu dem fa mais ñëpp fa la ñuy tase mais comme que ñëpp fa la ñuy tase yow booy dem fexeel ba yow boo yeggee c'est jéem a la xam nooy retrouver sa bopp foofa nan ngay retrouver sa bopp boo demee loolu na la yitteel mais ñun dañuy bàyyi loolu li ñu am yëpp dañ koy teg demee loxoy neen boo demee gars yi ngay seetaan parce que kenn ku ne indaal na fa bagage am ba nga xam ne protest lay doon ci wàllu bon yi xew ci àdduna bi yow boo ñëwee nag mbalit mi ngay buub rek doo xàmmee te gars yi dañuy cuub mbalit ba mu rafet nga defee ne bii la boobu ngay tibb rek di indi ñu gën laa ràngati nag parce que ñoo la moom imposé nañ la système boo xam ne nu ñu bëgg rek yow noonu ngay mel ñun foofu lañ toll nii kenn mënutu ci dara léegi nag ñun am nañu delluwaay sant yàlla ñun yàlla la ñu gëm loolu lañ wax te ci la ñu nekk te man loolu laa gëm léegi nag loolu dañ koy jëmmal dañ koy jëfal nañu yërëmante kenn ku ne na jéem a comprendre moroomam siisu beeg kii jaru ko quoi kenn ku ne saa yu wéetee rek jéem a la seet li nga xam ne moo gën a woyof ci yow te ñu ñeme débat ci biir kër yi tamit parce que àdduna bi xat na trop kër yi faw ñu ñeme débat li ngay xumtoo ki tax ngay xumtoo loolu woo ko nga waxtaan ak moom loolu musul toj kër mbay mais kër gu toj la ko toj da doon raam ñu di ko wax ci suuf nga di ko sarse woo boo wéetee nga mer bay bëgg a dee te yow boo ko waxoon rek kee wax tamit loolu dem débat yi foofu ñu di ko ñeme ci biir kër yi li may wax nii nag man la concerné xaw ma quoi mais dama yaakaar ne rek lii mooy ni baax ku xalaat tamit lu ko raw buñ tasee beneen noonu boo ma ko waxee ma ñëw yulli ko fii xam ne àdduna moo demee noonu te man lu baax rek laay war a tëgg
jotaay bii nii lu baax rek de la ñu bëgg même bu ñu juumee xam leen ne ñun ñoo juum rek mais concept bi sax ngay xamee ne ñii lu baax lañ ci jublu parce que ëttu maam la ñuy wax ëttu maam bi indi nañ fi politicien indi nañ fi artiste bi indi nañ fi jàngalekat bi indi nañ ci dem nañu rooti li ñuy wax nii dañ koo jële ci àll ba ñëw fii di ko wax ak li ñu xam tuuti ñu di ko ci teg kon fii lépp luñ ci wax rek dañoo jublu rek mu baax borom xel yi tamit nañuy bàyyi xel te di ñu déey borom xel yi la ñuy wax ñun ay xale lañu kii yàlla xam na ne li muy def nii kii Ablaye Gueye mii moromam yu bëri mën nañ ko budul façon bi de beneen façon mais fi ma koy sante mooy courage bi mu am ba mu ñëw di ko jëmmal loolu rek war na tax képp ku taseeg moom nga jox ko ñaari loxo ñaanal ko waaw émission bi loolu mooy ko tax dëgg nag ni tamit niñ ko accueillir kontaan nañ ci trop macha allah wax dëgg yàlla kontaan naa ci parce que lu baax rek laa ciy dégg mag yi naan yéen a ngi jéem donte ko rafetul sax ñoom ñu ñuy encouragé bu baax ñu jéem a taxaw ci loolu rek lu manqué ngeen xam ne ci ñun la rek mais ñu seen léppay mat ngeen ñëwee nag li manqué woon dana mat moo tax ñu soxla leen waaw jërëjëf Khalil kon wax ji macha allah matale na ndax junj sax dañu wax ne doy na borom xel ndax wax ju àgg dafa ko moom parce que fi nga waxee junj ko dëgg mooy li nga wax mooy dëgg yëkkati level waxtaan bi tuuti dem sur le plan national et international xamal parce que Parlor TV mu ngi fii ci Mbul waaye mu ngi ci àdduna kon li ñu fiy waxtaanee day laal lépp loo xam ne dafa concerné mbiru dundu àdduna te ca la ñu jëm incha allah kon su ko defee dañuy delloo askan wi seen kàddu ñu ubbi ligne bi defe naa fañ ko daan jaare rek numéro ba nga xam ne moom lañ daan duggee ba tey dara changé wul muy 76 275 11 48 moom mooy numéro bi nga xam ne moom ngeen ñu daan jotee ba tey moom moo fa nekk su ko defee 76 275 11 48 su ko defee bu ngeen fa jaaree mën a bokk ak ñun émission bi ñu bokk waxtaan wi comme niñ ko waxee léegi yéen it seen kàddu mooy weccoog ñun mooy mottali sunu waxtaan ndax wax su kenn rek li naan benn lay du benn pakk du lay loolu moo ñu dal ci wax ci lii luñ fi wax te joxuñu leen kàddu wax ji matagul su ngeen di joxee kàddu nag ñu échanger ak yéen foofu la waxtaan wi di doog a mate su ko defee mu doon loo xam ne Khalil junj na ko léegi ndax diggante waxtaan bu amul day andi xul andi werante wala xul andi xuloo andi werante te yooyu bu fekkoon waxtaan jiitu na rek mën nañ ci mucc mais ñaari nit ñi dañuy daw waxtaan débat ci biir famille ci biir ak liggéeyukaay bi ci biir moo xam garan place bi rek ci mën a doon il faut ñu jiital waxtaan di waxtaan ngir bañ a àgg ci xul bay àgg ci xuloo bay àgg ci werante te yooyu yëpp bu ci nekk façon la boo xam ne day yàq diggante yal nañ ci yàlla musal te lan moo koy fànq mooy nañuy waxtaan nag niñ ko wolof di waxee da ngay seet wax ju tànn wax ju bari ju rafet tegale ko jokkale ko sa mbokk loo yéene sa morom nga yéene ko wax ju rafet yoo mënal sa bopp nga waxal ko loolu mooy waxtaan wolof di gàttal ko ne waxtaan werante ñu bari dinañ sax ñu ju yooyu wax ñu ne dañuy werante fekk werante wuñu werante mooy wax lu xamal nit ku lu ñaaw wax ko mu xamal la lu ñaaw wax la ko loolu mooy werante waaye xul mooy li metti nit ki mu di ko wax ci xolam di ko ñurumtu su fekkee yàgg da ko séq ak nit nag ngay xul muy xul ngeen di xuloo bu yàggee nag mooy jur werante nga di ko wax lu ñaaw di lu ñaaw loolu wolof daf koy waxe ni mu gàtte fekk ni mu tëddee nii la kon nañu jiital waxtaan am confiance am volonté di nangu dëgg nag ndax yàlla moom dëgg dinañu wax ci biir alxuraan laa talbisul xaqa bil baatini wa taktumul xaqa wa antum taalamun parce que dëgg yàlla bëggul ku koy nëbb yu bari day xew ci jamono nga gis nit ki di ne parce que pourquoi da ngay nëbb bañ a wax dëgg gi xam ko nii di ko nëbb yaa ngi koy nëbbal nit mais yaa ngi ci am sànjuk sa yàlla sa borom kon yooyu yëpp lu jar di bàyyi xel la dëgg yàlla moo ko moom kon bu jotee nañ ko waxtaan it bu jotee ci biir mbokk wala biir famille wala biir àndandoo nañuy waxtaan di diisoo
loolu mooy tax jàmm mën a yàgg ci suñu diggante kon Ablaye bu fekkee déggaguñu benn intervenant ñu delloo la kàddu gi yow tamit nga développé ba ci kanam ñu xaar gars yi ñëw rek 76 la 275 11 48 macha allah. waaw mu ngi noonu dafa mel ne wax technique bi ñooy xaw a yéexal tuuti wala gars yi ñëwagul peut-être que secret yeeg ñoom it seen dañuy barkeelu ci mbir yi. ñëw nekk yéen yi. mu ngi noonu waaw yàlla barkeel la incha allah. amiin yaa rabbi. comme niñ ko waxee rek émission bi moom wax nga ko sànq. Paloor TV même bu amee benn espace géographique bu mu logé wu aussi bon boo xasee ba dugg internet nekkatul lu géographie mën a tënk donc foo ay nekk rek mën na ci am accès loolu mooy waral kàddu gi mën na àgg fu nekk mën na àgg sax foo ko foogewul mais l'essentiel mooy na nekk dëgg maanaam ak lépp luñ fi mën di wax fekk mu ngi nekk dëgg rek ragaluñu mu àgg fenn ak fu mu mënti àgg rek l'essentiel ñun koy lu ñuy ragal mooy ndax li ñuy wax tege na wala tegewut loolu daal mooy suñuy njàkkare mais fekk yàlla mu ngi ñuy dimbali daal te mu ñuy ñaan aussi mu gën ñu cee teg lépp lu ñuy wax buñ nit ne foo leen ko teg ñu mën a am fu ñu baram ne fii lañ ko teg loolu rek lañ ciy ñaan pour fu mu mën a àgg nag ñaan nañu yàlla màgg fu ne fu waay nekk rek nga mën a dégg baddu nga xam ne baat bi mu ngi jógee ca Paloor TV pour servir askan bi yow nag yaay xam ban anam nga koy interpréter mais l'essentiel pour nous mooy ñu servir suñu communauté. ci loolu nag yaa ngi wax sànq ci cadre waxtaan le niveau national international communal aussi ba ci biir famille yi maanaam fu ci nekk am na langage boo xam ne peut-être war nañ ci mën a jaar pour am suñu cible suñ doon jël tey ji ci cadre international peut-être que actualité yi nga xam ne bokk na ci yi gën a fës mooy comme laaloo ba nga xam ne am na ci Russie nga xam ne impact yi conséquences yi mu ngi walangaan ba àgg si ñun mu ngi accès si ñun te ñu ngi koy sentir yooyu itam boo wàccee ci niveau national aussi da ngay gis ni que réew mi yëg na ko bu baax a baax loolu réew mi yëg na ko te bu ko réew mi yëg aussi ça veut dire que ñun au niveau communal dañ koy sentir maanaam arbre boobu généalogie bi li ci yéeme mooy ki nga xam ne moo nekk au bas du peuple ci niñ ko mën a tuddee donte gëmuñu baatu bas du peuple parce que ci terre bi ñu ko teg dafay xaw a ñàkk teggin tuuti. kon ñi nga xam ne ñoom lañ jàpp ne ñoo gën a néew kattan wala ñoo gën a féete suuf ñu index suñu classe gi maanaam métti ci buy ñëw ci ñun lay gën a diisee parce que ña nekk ci kaw au moins am na ci lu ñuy toog loo xam ne mën nañu souffler tey jii waxoon naa ni war nañu sax def reportage ci cadre ñi nga xam ne mooy waxuma ci cadre alimentation sax parce que loolu moom ñëpp ko sentir képp kuy laaj singom wala biscuit ci guddi gi yëg nga ni dund gi yokku na ba jéggi dayoo loolu mais beneen fànn bi mooy bu delloo ci cadre bâtiment tey jii en 2020 wala en 2019 boo doon jënd 100 kilo fer 42000 tey jii ñu ne la mu ngi jar 85000 nga xool tonne ciment mu doon jël 70000 nangam tey jii amaana sax balaa weeru jëm ñu ne la àgg na 100000 la yàlla xam doy na alors que fu ñu doon jëm tey jii mooy askan wi yëpp ñu ngi doon booster waat jeunesse bi di jógaat di amat envie liggéey seeni gox yi métti yooyu nag jaadu na askan wi xam maanaam fan la mbir yi toll ak lan moo ko waral lan moo waral lépp jékki-jékki rek chéré nii loolu askan wi am nañ ci kàddu autorités yi aussi am nañu kàddu di communiquer ak nit ñi lan moo waral ñu def lii lan moo waral ñu def lii ba askan wi même bu fekk ne mbir ñu ngi métti ci ñoom ñoo xam ne lii bu nekk ci man nag bu méttee ci man tey jii amaan na ëllëg mën na feex ci man feneen communication dina war a nit di muñ yenn métti yi mais ak lu ñu mën di wax mooy boo ko jëlee ci cadre dund bi cher na ba jéggi dayoo boo ko jëlee ci cadre matériel lu jëm ci bâtiment ak yeneen itam cher na ba jéggi dayoo askan wi nag daañu soxla ku leen di dëfal ci kaw information li ñuy def nii de la moo waral lii mais fekk ñu ngi lay teg lu métti te yow nga jàpp ni méttit bi ñu lay teg ma dafa am ku la ëpp doole rek ku lay teg di ci ni ñu koy waxee maanaam am na leneen lu mu soxla mu bëgg ko compatee ci yow te yow yaa gën a néew doole ci réew mi ci ni ñu koy waxee boo paree charge yi ci yow lay dellu loolu benn askan du ko mën a jël kon nag bu ñu bëggee maanaam dal bi ñuy woote ci réew mi muy continuer di am nañ jox nit ñi la bonne information lépp loo xam ne war na yokk ñu expliquer nit ñi lii moo waral mu war a mën a yokk
mais am na ci yokk-yokk yoo xam ne nit ñi ñu ngi koy jàmbat ñu ngi koy téye seen xol ñu ngi koy waxtaanee ci grand place yi maanaam pour nga jox leen raison bu palpable bu wane ne lii moo waral lii am daf lay jaaxal lenn rek nga ciy am nit ñi jàpp ko di ko waxtaanee ba un jour nga gis benn révolte générale bu jóg kenn ñaanu ko yàlla mais en tout cas dañu xam ne askan wi moom soxla nañu defal ci ñu wàññil leen li ñuy dund soxla nañu defal ci ñu wàññil leen matériel yi nga xam ne moom la ñuy jublu ci wàllu dëkkuwaay soxla nañu defal ci autorités yi ñu génn di wax ak ñoom su ko defee ñoom ñuy xam lii la moo ko waral te mu ngi noonu parce que réew mi itam bu fekkee ne askan wi yëpp dañuy jóg benn dimanche ñu ne suñu kàddu nañ ko jox diw moom kóolute moo tax ñu jox ko kon ñoom it moom askan wi war na mën a am benn ouverture bu muy tijjee bunt moom ak kamu fal ñuy waxtaan boo ko jëlee ci suñu autorité locale yi locaux yi muy maire ñoom ak askan wi maanaam waruñu sore war nañu am benn atmosphère bu leen di permettre lépp loo xam ne war na mën a ñëw le maire mu am courage am ñeme taxaw ci askanam wax leen ne nangam ba nga waaj a ñëw lii moo ci njëriñ lii moo ci lor bu fekkente ne am na lor mu taxaw ci côté population ñoom ñu jéem a xeex loolu li may wax noonu dama ci dégg cadre terre bi parce que gis nañu actualité yi amaana peut-être kii ñëw daañu ci invité ñeneen ñu waxtaan ci loolu mais yu mel noonu aussi ak yeneen dana baax mu am benn interconnexion entre askan wi ak seen autorité parce que nekkul ni askan wi à chaque instant dañuy taxaw taxawaayu opposition bëri na ci ñoo xam ne dañuy taxaw taxawaayu ñàkk xam te bu loolu amee il va falloir que am ku dox ci trait d'union pour waxtaan boobu mën a am ba nit ñi seen bopp yi tijjeeku bu nit ñi seen bopp yi tijjeeku mën naa ne coow dootul bëri bi daf fi nekk defe naa ni kilifa bi monsieur le maire du koy nuyu de passage moom Mor Ciss waxoon na fi ne Paloor TV dafay nekk benn genre passerelle ci moom entre moom ak askan wi ñu koy jox li nga xam ne moom la askan wi di soxla mais ñun aussi dafay baax yi ñun ñuy dem di taataan ci moom di jox askan wi la nga xam ne moom la bëgg wax askan wi te loolu mooy njëriñ li rawatina ëttu moom aussi kon nag bëri na ci yoo xam ne mu ngi fi ñu ngi xaar peut-être que mu ñuy relancer ëttu moom dëgg-dëgg ñu indi fi ñoo xam ne ay responsable lañ problème yi nga xam ne daanu na ci kaw askan wi ñu waxtaanee ko la nga xam ne war na mën a am nga may ma tuuti maa ngi bëgg a guddal bu delloo ci cadre terre bi xam nga loolu wax naa ci ba pare loolu maanaam dafay impacter nit ñi ci seen géographie ni ñu dëkkee peut-être am na ngëneel am na lor mais bu ci nekk rek ñoom ñoo war a toog xool bu ñu amoon temps bu yaatu si mënoon nañ ci xuus mais du ñàkk ñu am ci ay invité bu loolu weesoo aussi nit ñi dëkk suñu village yi commune Kër Moussa ñuy wax ne 36 villages tey jii boo dugg maanaam ñun dëkk nu cosaan la ñu dëkk te yàgg nañ ci alhamdulilah suñu maam yi ci lañ leen fekk ci dëkkuwaay yoon boobu ba fi ñu toll suñu jamono yi maintenant am beneen réalité bu judd mooy terrain yi nga xam ne moo nekkoon ci àll yeeg ci tool yëpp nit ñu koy tracé waat te avant les élections coowu restructuration alignement juddu woon na fi te loolu ak lu mu gën a yéex restructuration boobu waxtaan bi ak lu mu gën a yéex problème yi am ci àll bi dafa fi ñu jëm mooy buñ ko réglé wul léegi des na tuuti village yu mag yi ngay gis nii dootuñu amaat yoon bu ñuy accéder directement ci yeneen village yi parce que li lay wan loolu mooy muy borom tool yi terrain mën a defee ba mu gën a sakkan yaa xool par rapport à sa terrain nag ngay defee ba nga gën a gaaw a jot li nga xam ne moom nga bëgg jot muy koom-koom wala muy këyit bu fekkente ne autorité yi taxawuñu nag chamboulement bi déjà am na ba pare te mën na juri catastrophe donc ak lu mën di xew nañ koy teel a jël te mu ngi bëgg yéex nag wax dëgg yàlla moom kuy dugg ci àll bi di dox di nga xam ne mu ngi bëgg yéex donc problème yi daal bëri na mais bokk na ci li ko mën a saafara muy échange di am waxtaan di am il faut que autorités yi ak population ñuy nangu toog di waxtaan di waxante la réalité des faits askan bu révolté woo ci kaw loo xam ne njëriñam la waroon nekk rek xamal ni amul woon information kon nag nit ñi ñoo war a prévoir loolu muy du côté du peuple muy du côté di ñi nga xam ne ñoo jiite waxtaanee li nga xam parce que ay problème yi bés bu ñu demoon ba ñu ne àll bi commencé nañ ko tabax commencé nañ ko nangam ci ngay gisee gravité bi ci nekk te yooyu nag gouverner c'est prévoir war nañ ko prévoir dès maintenant li ci nekk ay faute
dès maintenant ñu rectifier ko lenn li ñëw jël ko bàyyee xel pour que loolu mën a bañ a antu ñu ngi ci ñaan yàlla def ci ndox mu sedd en tout cas li ñu gisagum daal dalul xel. waaw dalul xel te loolu moo ciy dëgg. macha allah jërëjëf Ablaye développement bi am na solo parce que dafa laal sax dëggantaan point yu sensible yoo xam ne yi ñu war a laal la c'est parce que man jàpp naa ne ak Palor TV fi mu taxawee dama jàppoon ne bu élection yi passé maire bu fi yàlla mën a teg sa première chose bokk na ci woo les médias locaux yi nga xam ne ñoo nekk fii muy te yooyu defe naa kenn du ci dem bàyyi Palor TV. je pense que di nga leen woo waxtaan ak ñoom di nga am programme boo teg ak ñoom bu fekkee dem nga bu wut nag sa conseil boo xam ne moom moo chargé communication wu au niveau de la mairie donc loolu bu amee je pense que li ngay wax nii kon communication boobu bu daggee rek ci diggante boobu la nekk que ça soit maire bi des na xam opportunité yi mu am pour mën di waxtaan ak population fan la ko war a mën a jaare ou bien ki nga xam ne moom la chargé wu loolu mu des a mérité wu peut-être liñ ko chargé wala xamu ko pour mën a véhiculer message yi ndax man je pense que bu fekkee dégg nañu ay quelques événements yoo xam ne jaar na fi le même jour di l'événement nit ñi xamuñu ne lii mu ngi fi am benn mën naa ci citer lu benn ni ouverture centre de santé bu Kër Moussa le même jour ñuy doog a yëg ne tey jii la woon ubbite centre de santé bi lu toll ni ministre de l'État ministre de la santé ñëw teew aussi mënuñu am information bi man loolu dina jaaxal ñëpp defe naa ni ñu gis lu mel ni Palor TV mu daanaka dajale commune bi je pense que war nga leen mën a woo ñu taxaw informer nit ñi joxe li nga xam ne mooy les bonnes informations ñoom communication yi nga bëgg a def nga di ko def foofu ñoom ñu di ko dégg woo ñëpp su ko defee avantage boobu je pense que maire bi fi waral lu mën a toog rek war lu mën a toog diir boobu te du jokkoo ak presse locale bi ci li nga xam ne mooy xew di wax ak ñoom ñu di ko relier information yi nga xam ne moom la population yi war a jot loolu daf ñuy delloo si ñun dem nañ fa seeti ko mais la mu ñu waxoon mooy balaa yàgg bëgg naa daje ak presse locale bi signante ak ñoom ay partenariat yoo xam ne lépp loo xam ne lu ñu war a def la danañu leen woo ñu bokk ci waxtaan d'ailleurs boole ñu ak son chargé de communication defe naa mooy Issa Sarr Issaka voilà Issaka jokkoon nañu téléphone une ou deux fois donc yu mel noonu bu amee askan yi liñ ci am mooy di leen informer ñuy xam li xew bala ñuy toog ba di am muy doon dox déggandeem ci àll bi ñuy dégg ñi daan lii la ñuy daan dële la te yow nga am les bonnes informations nekk aussi le maire ñëpp yaakaar la ñëpp jox jël kàddu jox la parce que élection bu si am comme ni ko Ablaye waxee ñii mën nañu farfali ñuy farfali mais une fois élu muy le président wu ñëpp nga muy le maire wu ñëpp nga léegi li des nag mooy nga fédéré ñëpp ànd ak ñëpp liggéey li war a xew ci sa commune nga seet ña nga xam ne ñoom ñi yenoo wàllu communication ngay waxtaan ak ñoom ñu di la relier les informations de communication vis-à-vis avec sa population vis-à-vis avec ses sympathisants ses militants nekkuñu nag si état wu passé nañ ko waxatuñu militant mais population la ñuy wax léegi loolu nag mbootaay ndey gi seex moo koy def te de njaaxaanaay boot ñëpp su ko defee di dimbali nit ñi bu yu mel ni Ablaye li mu wax léegi bu bëree am bul ko xeeb jëlal communication bi nga communiquer ak sa population lii de dana yokk wala lii dana mel nii wala ñii dinañ fi ñëw lii lañ fi bëgg a def nangam loolu yëpp buñ ko xamee nit ñi bu ñu xamee rek ne lii nii la demee rek dofuñu dañuy daal di xam ne lii dafa war a nekk ñu mën ko accepter mais lii metti ki nit mooy lu la bett man la jekki bañ ne teel këtti na jonn ñu ne lii moom la ñuy def léegi amatoo ci pexe dañ koy def que ça soit mu neex la wala mu naqari boo gisee nit ki di dem ba muy jot ci di ñaxtu looloo koy waral loolu nag pour éviter ko je pense que les voies et moyens ñu ngi fi muy lu mel ni di teel a waxtaan ak sa population am nga yàlla dimbali na la aussi nga am support bu mel ni Palor TV man je me dis que monsieur le maire waroon na mën a xool ku mel ni directeur Palor TV jël ko teg am loo xam ne daf ko warloo ak moom
teg ko ci wetam ci loo xam ne wàllu communication la mu mën a taxaw su loolu amee mu diisoo ci ak moom it mu diisoo ak nitam équipe am ñu seet loolu nan lañ ciy taxawee mais pas pour nga toog rek noonu di seetaan mbir yi di avancer di dem ba tey ñuy dégg xëy na ñu gis la ci télévision nationale bu nekk sur le plan national boo xam ne xëy na du fii mais liñ la ñii di déglu moo ëpp porté que ñi nga xam ne dem nga fu mel ni TFM wala Fadjri boo xam waxtaan fa li nga bëgg a wax wala li ngay wax mu doon diir bu gàtt mais bu dee fii mën nañ la may temps bu la neex nga wax ak sa population loolu je pense que buñ la ko mayee jëloo ko c'est parce que am na loo xam ne may nañ la ko mais yaa ko jëlul ndax biñ fi jaaree defe naa